ñu nuyu sunu gan Astou Diokhané Sow salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. yow yaa jiite yaay coordonnatrice Promoville di bànqaas ci Ageroute ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu defarum tali ci Sénégal waaye Promoville ci boppam moom moo yittewoo li ñuy wax voirie urbaine maanaam dëkku taax yi tali yi ci war a am ngir yombal dem beeg dikk bi yéen lañ ko dénk 2016 lañ tàmbale programme bi bu dee sasoon nañ leen te ba ngeen di tàmbali fu ngeen toll ci liggéey bi buñ ko doon xayma téeméer ñaata ngeen toll. waaw jërëjëf Babacar maa ngi lay remercier ci invitation bi damay commencer pour présenter un peu programme Promoville. donc Promoville programme la boo xam ne état du Sénégal moo ko mettre en place pour jël préoccupation population yi nga xam te dañoo dëkk ci dëkku taax yi. population yi seen préoccupation principalement dem ak dikk la maanaam boo bëggee dem hôpital nga mën a am tali bu jaar sa buntu kër mën la jëlee sa kër yóbbu la hôpital. problème yi ñu rencontré aussi ci centre urbain yi problème mu inondation la donc ñëpp xam nañ ne fu mel ni Dakar wala banlieue dakaroise bi am nañ problème yu bëri yu lié aux inondations. également problème yi nga xam ne ñi ngi koy rencontré ci centre urbain yooyu am na problème éclairage public parce que am nañ insécurité boo xamante ne am na yenn zone yoo xamante ne kenn mënu fa génn fajar mënoo génn guddi ndax amul éclairage public mais également ñu xool nu ñuy taaralee dëkk bi par des aménagements paysagers donc Promoville mi ngi tënku ci principalement composantes yooyu donc ay tali yi nag mooy li ñu gën a gis ndax assainissement eau pluviale maanaam defar ay canalisation pour ndox mi di ci jaar da nga koy defar ba pare daanaka yu ci bëri da nga koy suul wala nga muur ko donc nit ñi duñ ko gis waaye loolu tamit pàcc bu am importance la ci programme bi. loolu mooy principaux éléments yi nga xam ne dañ koy def mais également am na lu ñuy wax ay mesures d'accompagnement donc mesures d'accompagnement yooyu ay centre de santé la yoo xam ne dañ koy yokk ay murs de clôture ay écoles. ak lu ñuy wax ay cases foyer des femmes yoo xamante ne ni jigéen ñi nga xam ne dañoo dem seeti leen bi ñuy defar projet bi ñoom ñooñu ne loolu mooy seen yitte ci dëkk bañ dëkk ñu jël ko en charge ci programme bi. donc loolu mooy mesure d'accompagnement yi nga xam ne dañ koy def mais également dañuy accompagner collectivités territoriales yi parce que bi ñuy defar programme bi dañuy am une démarche inclusive maanaam projet yi ci suuf la jóge jëm ci kaw dañuy dem ci population yi dem ci bokk moomeel yi maanaam maire yi ne leen ci gox bii ngeen nekk lan moo fiy soxla yi nga xam ne moo gën a tar. ci loolu lañ basé wu ñun ba bâtir suñu programme partagé ko ak population yi ak administration territoriale ba pare nag état du Sénégal def ci loxoom bi mu ci defee loxoom la yenn bailleurs yu mel ni banque africaine de développement ak banque islamique de développement xam ne programme bi lu amal solo askan wi la ñu participer ci banque africaine de développement participer ci à hauteur de 75 milliards banque islamique de développement également participer ci à hauteur de 81 milliards. donc yéen a ngi wàcc phase 2 di phase 3 ñetteelu pàccu Promoville ci diirub ñaari at ngeen toll ci ñetti pàcc. waaye bu nu xoolee dëkk bi. dafa mel ni defu leen dara ndax bëri na ci ay xàll yoo xam ni waroon am tali amul tali. seen liggéey naqare naa teg bët de gis ko. waaw xam nga dañoo nekk ci rattrapage. parce que soo xoolee ville sénégalaise yi yu ci bari boo xoolee Dakar périphérie bi muy dëkk bu mel ni Kër Massar ak banlieue dañoo màgg bu gaaw màgg bi nit ñi dañoo dëkk amul ay tali amul réseau éclairage public te retard boobu moom la état bi bëgg rattraper normalement sax communes yi ñoo ko war a rattraper waaye seetlu nañ ne commune peut-être amuñu moyens yu leen permettre ñu def loolu moo tax état di leen accompagner pour jël soxla population yooyu donc ci 2 ans yooyu noonu. commencé nañ programme bi am na dëkk yu bëri yoo xamante ni boo fa demee peut-être Dakar am na zone yu bëri ñu ngi fay liggéey boo demee Yëmbal am na fu ñuy wax cité comico boo demee am na travaux yu fa nekk nga dem Kër Massar am na travaux yu ñuy def axe bu ñuy wax bu nekk zone de recasement mais Promoville du Dakar kese. est-ce que amu leen yoon tëb laata may bàyyi Georges mu am yu mu la laaj. ndax boo waxee Yëmbal ak Kër Massar. képp ku xam tund yooyu xam na ni diggante Pikine ak Yëmbal. wenn yoon moo fa am bu xat woo xam ni bu nawet jotee sax xalaatoo faa jaar. boobu moom xalaatu leen ci ngeen bàyyi ko noonu tëb di def yeneen te booba moo gën a am solo li ko dalee lu ci mel ni diggante Police Thiaroye dugg biir Yëmbal. waaw diggante Police Thiaroye dugg biir Yëmbal loolu mooy route des Niayes bi te travaux yi foofu ñu ngi fa ak Enatien donc loolu am na état bi am na programme boo xamante ne nii mu ngi ciy def muy élargissement route des Niayes boo xamante ne dina jël en charge. nga bokk la sax route des Niayes bi waaye boo jógee di dugg ci biir pour wutali route de Boune ak ñoom seen xataayu tali ba foofa est-ce que am na pexe. waaw am na pexe élargissement la mais élargissement dafa laaj ñu mettre en place xam nga zone boobu dafa occupé doo am espace pour mën a élargir donc day soxla nga libérer yenn emprises yi
population waaw ay kër jóg. déet pas kër jóg forcément donc da ngay xool en fonction de lu fa nekk mën na nekk ay cantines ñoo fa nekk mën na nekk ay kër waaye bu fekkee yaatal bi mu ëpp njariñ ci askan bi il faut ñu yaatal ko te boobaa yaakaar naa koo yëkkati dina xam ne lii njariñ la moo tax mu jël ko mais su ma bëggee dellu si encore ci li ñuy def ci programme bi Promoville parce que besoin yi dafa bari te dafa yaatu lépp mënoo koo def en une fois moo tax nga gis plusieurs phases yi ñu am ci projet bi da ngay am phase en fonction des financements yi disponible donc du ñu yem rek Dakar parce que Dakar c'est important mais programme bi dafa insister pour que ñu mën a réduire disparité sociale yi. mais yitte gi maanaam soxla gi bu demee ba bëri. su ma juumee mën nga ma ko wax 2015 2025. coût bi 280 milliards de francs CFA est-ce que ambition yi ndawul buñ seetloo ni am na yenn yoon yi nga xamante ne benn la muy jar ay 416 milliards. gaa sax baax na. waaye tàmbali la. xam nga tàmbali la dama ne dañ ne 2015 2025 waaye 2025 bu jeexee am na leneen lu ci topp ndax fi mu toll nii ñi ngi liggéey ci ay phase waaye ñi ngi négocier ak yeneen bailleurs pour mën a amaat yeneen financement loolu mooy première li ñu njëkk a estimé comme besoin mais actuellement boo xoolee li nga xam ne recevoir nañ ko ay besoins supplémentaires dem na ba ëpp 280 milliards donc soxla yi mënuñu koo jeexal da ngay def par ndànk-ndànk di ko planifier ba nga mën a résorber gap bi nga xam te ne ni am na ci retard infrastructurel bi am ci ville yi waaye su ma bëggee ñëwaat parce que dañuy limité wu ci Dakar te Dakar dong du Sénégal disparité sociale yi dañ ko war a réduire au-delà de Dakar dem ci yeneen régions yi te Promoville day intervenir ci yeneen régions yi te loolu lu am solo te il faut ñu mentionner ko soo xoolee ci biir Sénégal ñi ngi intervenir Dakar certes mais ñi ngi Thiès ñi ngi Mbour ñoo ngi Matam ñoo ngi Saint-Louis ñoo ngi Kaolack ñoo ngi Ziguinchor ñoo ngi Kolda ñoo ngi Tambacounda soo xoolee dëkk bu mel ni Koundam pour wax la rek njariñ bi nga xam ne peut-être programme bi nga koy apporter population yi am na dëkk bu ñuy wax Koundam bu nekk Kaolack dëkk boobu ñooñu su guddiwaan doo fa mën a dem Jakarta du la fa nangu yóbbu taxi du la fa nangu yóbbu parce que dafa excentré par rapport ak dëkk bi fi mu toll nii defar nañ leen tali war a defar éclairage public pour que fu mën a dem nga mën a dem Koundam avec sécurité ma jël fu mel ni Saint-Louis am na quartier bu ñuy wax Marmiyal quartier boobu bu tawaan nit du mën a génn parce que dafa am ban nappe bi di remonter kenn du mën a déplacé wu donc fi mu toll nii defar nañ ko pavage ba nga xam ne nit ñi boo bëggee génn mën ngaa génn Marmiyal ma jël beneen exemple Saint-Louis am na cimetière bu ñuy wax Thiaka Ndiaye cimetière boobu mooy route de l'hydrobase nit ñi nee nañ foofa Gendar la Gendar waaw xat na bu tawee mën a su faa jaar te tamit ñoom nee nañ suñu amoon néew pour ñu mën a yóbbu néew bi ci cimetière bi dañuy uti flèche ku leen accompagner pour ñu mën a yóbbu néew parce que camion frigorifique ci digg tali bi la ñuy taxaw ñu def fa benn gare pour des camions frigorifiques de 13 000 mètres carrés boo fa demee fi mu toll nii di nga xam ne fi mu toll nii route de l'hydrobase libéré nañ ko ba oto yi ku bëgg a jàll mën nga jàll pour mën a yóbbu sa néew donc loolu ay apport la yoo xam ne programme bi am na ko pour population yi mu amal leen solo. auditeurs yi nag ñu ngi ñuy woo boobu ba nga tàmbaleeg léegi. di wax ni am na ay sànco yu ngeen sumb. ay attaque lu teg sànco yeggut gàllankoor na dem ba ak dikk ba kenn xamut nooy def. waa xam nga liggéeyu tali surtout bu dee milieu urbain du benn fan du ñaari fan. soxla na ay études sérieuses parce que soo ko defaree te jëloo en compte assainissement eau pluviale bi da nga inondé kër yi dend ak moom donc jël nañ temps pour def études yu poussé balaa ñuy commencer programme bi. ay étapes la tamit parce que liggéeyu tali boo leen seetloo pour ñuy seetlu ni ñu koy defaree da ngay teg ay couches di teg ay couches parfois nga am ay contraintes parce que da ngay ñëw ci dëkk boo xam ne da ngay fekk defaruñ tali nit ñi suul nañ ay réseau SDE réseau ndox yi jaar na fa réseau éclairage public jaar fa réseau Sonatel jaar fa loolu yëpp il faut nga mën a liggéey ak société de concessionnaire yooyu mën a lever réseau yooyu yëpp mën a commencer sa tali. mais liggéey bu door bu demee ba taxaw xëy na ñëpp la ñu njort nekk ko par gee fa nekkatul. mais contrainte technique mën na am. parce que contrainte technique yooyu parfois nga dem ba ci suuf nga gis loo xam te ne nii gisoo ko woon ci say étude te boobaa faaw nga taxaw ndax boo taxawut di nga indi population loolu mooy étude ba ak maanaam xayma gi war laata ngeen sumb liggéey ba awul ci yoon. aw na ci yoon waaye réseau yi am na yoo xam te ne nii ca colon ba la déparé te yooyu peut-être Sénégal amuñu plan yu lay wan ne fii réseau jaar na fi da ngay commencer exécuter ba pare doo ko gis réseau yooyu te boo ko gisee doo ko dagg di nga xalaat ak waa SDE xalaat ak waa Sénélec noo ko mën a dindee ba du am gàllankoor ci population yi nga doog a démarrer. entre contraintes yoo xam te ne nii mais du fo am na yu comme ni ñu koy waxee sànq am na yoo xam te ne nii ñi ngi taxaw waaye am na projet yoo xam te ne nii ñi ngi avancé am na projet yoo xam ne ñi ngi taxaw parce que peut-être am na ay contraintes financières
mais depuis la fin de ci année 2018 bi état bi def na ay efforts yu bëri pour que projet yooyu mën a redémarrer te ci 2019 également am na budget bu ñu inscrire boo xamante ne ni dinañ ko def ci programme bi pour que projet yi nga xam ne dafa xawoon a taxaw ñu mën a redémarrer. maa ngi wax ni ba nga tàmbaleeg léegi ñëpp a ngi woote naan chantier yi ngeen sumbati yeggali wu leen ko mi ngi leen di jural jafe-jafe waa Njaareem sax woote nañ waa Ouest Foire ak ñoom seen c'est vrai que fii ci Dakar sax nga xam ni quartier yi nga xam ne ñu wax ni quartier yu am naataange la tali bu baax sax amu fa sumb ngeen wala ngeen nas waaye sottiwul te boobaak léegi nag mi ngi bëgg a defub diir. waaw suñu mbébét mooy mu sotti ndax bañ koy tàmbali lu amal njëriñ population bi la donc suñu mbébét mooy mu sotti waaye li ma la wax sànq rek da ngay am sa yéene départ suñu yéene. waa Njaareem yi woote boobaak léegi luy seen loo leen mën a wax loo xam ni war na mën a dal seen xel ba la ngeen sumb yegg fa dem baak dikk ba gën a ratax. waaw ñoom dañuy gis peut-être bul wax waa Njaareem parce que du waa Njaareem yëpp ndax Njaareem am nañ fa au moins 9 axes yu ñuy réaliser soo amee benn axe bu fa taxaw benn axe la 7 yëpp ñu ngi koy exécuter actuellement donc ni programme bi vasté noonu la problématique yi vasté te la tax bu Njaareem taxaw peut-être moo am du bokkut ak la tax bu Ouest Foire taxaw donc contraintes yi tax ñu taxaw day bari te wuute mais li suñu yéene daal li ma la wax mooy suñu yéene mooy fii ak année 2019 bi bu ñu ko déparé ñu fexe entreprise yi xam ne ñu exécuter programme bi bu ma jëlee Njaareem Eiffage moo fa nekk moom moo nekk Kaolack nekk fu mel ni Gossas actuellement reprendre nañ Kaolack ak Gossas fu taxawoon la comme Njaareem ni ñu reprendre Kaolack ak Gossas noonu la ñuy dem reprendre Njaareem benn axe ba fa taxaw pour ñu mën ko yeggale mais benn axe kañ ngeen koy def. waaw 2019 parce que budget 2019 bi la ñuy mobiliser pour mën a démarrer axe yooyu yeggale axe yooyu nga xam te ne nii moom la ñu am bi des ci Njaareem parce que yeneen yi moom ñu ngi avancer rapidement. est-ce que yéen demu leen sax bay muur li nga xamante ne moom la yenn collectivités locales yi di def sànq wax nga wax ci pavage programme pavage yi nga xamante ne bokk na ci seen i liggéey ci wàllu voirie bi te programme bu ni mel gisoon nañ ko fii nii bu mel ni ci commune bu mel ni bu Ndakaaru mairie bi dooroon na ko nguur gi à un certain moment sax da ko arrêté woon. waaw xam nga bu ñu wax muur parce que amul dualité dama la wax ci sama tàmbali ne accompagner collectivité territoriale moo yëkkati nguur gi parce que am na collectivité territoriale yoo xam ne amuñu moyen pour mën a defar infrastructure mooy mairie yi waaw mairie yi am na amuñu moyen pour mën a defar yenn infrastructure yi te ñun ci accompagnement boobu dañuy def sax li ñuy wax renforcement de capacité pour collectivité territoriale yi maanaam mairie yi pour wax la ni ñu leen di accompagner prévoir nañ defar lu ñuy def système lu ñuy wax système d'information géographique boo xam te ni dina tax mairie bu nekk mën a am information territoriale maanaam xam sama dëkk bi lii laa fi am ci suuf lii laa fi am ci ay infrastructure su ma waree entretenir infrastructure yi lii laa war a prévoir ci budget pour mën a entretenir infrastructure yooyu donc amul dualité gunge la ñu ànd état ak collectivités territoriales yi mën a defar programme bi mën a apporter quelque chose aux populations peut-être may benn pàcc boo xamante ni ci programme bi peut-être waxuñu ko mooy li ñuy wax formation des jeunes parce que programme bi am na 1547 jeunes yoo xam ne programmé nañ leen formation am na 700 jeunes yoo xam ne déjà formé nañ leen au métier du BTP li ñu ci jublu mooy jeunes yooyu bu ñu paree formation bi ñu mën leen recruter ci programme bi am na ñoo xam ne déjà am nañ liggéey fañ doon stagiaire déjà bañ paree formation bi lañ leen jël am na ñoo xam ne jël nañ leen ci programme bi ñuy liggéey mais jeunes yooyu au-delà de ça dañ leen di former à li ñuy wax création de GIE et de PME pour que bu ñu paree ñu mën a créer seeni GIE mën a liggéey ak collectivités territoriales yi maanaam mairie yi ci entretien wu ñun li ñuy réaliser parce que suñu defaree ñun on le fait en relation avec les collectivités territoriales mais entretien bi ñoom la revenir donc am nañ ak ñoom ay convention yoo xam te ne ni dina permettre suñu paree ñun liggéey bi ñoom ñu mën a jël pàcc boobu. Astou Diokhané Sow mooy sunu gan mooy coordinatrice Promoville di programme boobu nga xam ni nguur gi moo ko sañ ci 2016 ak léegi ngir tabax ay yoon ak ñoom seen ci biir dëkku taax yi rawatina waaye da ngaa tudd sànq ne assainissement lu bokk ci seen liggéey la. assainissement ak ni mu manqué ci réew mi ak na mu diisee ci wàllu koom lu ngeen ca mën sax faf. waaw rawatina ndoxu taw yi nga xam ni. mooy jafe-jafe bu ngeen tabaxee yoon faaw ngeen xàll itam ay yoon yu ndoxu taw yi di jaar te gis nañ ni ba léegi Sénégal bu tawee jafe-jafe yi yokk. waaw man damay wax wàññeeku du ma wax yokk parce que depuis 2012 am na lu ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations bu état du Sénégal ak yokkulante gis nax dëgg yàlla. waaw peut-être yow yaa gis loolu waaye man gisuma loolu te ñi may dem tamit je suis souvent sur le terrain te li may gis ci population yi tamit gisuñu loolu man wàññeeku laa ci gis assainissement eau pluviale pàcc bu am importance la ci programme bi. damay jël benn exemple am na fu ñuy wax cinéma unité 3 ñi dëkk ci banlieue bi xam nañ ko ren ku jaar cinéma unité 3 xam nga ne tey ren ndox taawu fa.
parce que foofu bu tawaan da nga toog 5 jours doo fa jaar te loolu programme bi moo fa investir def fa loo xamante ne ni ay canalisation yoo xam ne ndox mi dañ ko yóbbu ci station de pompage ba du taawati donc assainissement eau pluviale peut-être diis na waaye lu mu ci mënti doon rek soxla yi nu mu mënti toll dañ koy planifier rek moo tax li ma lay wax sànq phasage bi ñu def pour que bu ñu amee programme bu toll nii ñuy def par phase ba nga xamante ne ni en fonction des financements disponibles bailleurs yi ñuy accompagner dina permettre ñu résorber gap bi mais comme li ma la wax sànq retard infrastructurel moo am te rattrapage la ñuy def donc rattrapage da ngay xool sumb bi nu mu toll nga xool loo disposé nga xool noo ko mën a defee en fonction des financements disponibles. yéen yëngu ci assainissement éclairage public voirie ak leneen ak yeneen ñu xam ne itam am na ay kuréel yi nga xamante ne ñoom lañ dénkoon lu ni mel. est-ce que doublon quelque part amut en d'autres termes noo leen di def ba liggéey boobu yëpp jaar yoon tant que mu am benn blocage. alors doublon du am man complémentarité lay wax. ndax am nañ ay ADL fii AGEROUTE ak yeneen ak yeneen. waaw man du ma wax doublon complémentarité lay wax ndax ci programme bi dafa am lu ñuy wax ay comité technique boobu dañ ciy am ONAS mi nga xam ne mooy intervenir ci assainissement. am ci SDE am ci Sénélec mi nga xam ne mooy intervenir ci éclairage am ci tamit collectivités territoriales yi nga xam ne dañuy partager li ñu war a defar pour éviter tout doublon. ku nekk li nga xam ne war nga ko def ci programme bi pour mu gën a gaaw nga mën a intervenir pour programme bi gën a gaaw donc complémentarité lay wax waaye du doublon voilà. éclairage public jafe-jafe la ba fii nu toll da ngay ñëw Médina di xëy si fajar ñoom Georges ñi bu ñuy xëy si fajar fu ne leen gestu ndaxub lëndëm éclairage public fu mel ni Ziguinchor tamit ñu ngi ko fay jàmbat mooy lampe mbedd yi yu ci bëri fay na loolu nu ngeen koy gérer dañuy dégg ne maire yi ñoo war a fay yéen Promoville lu ngeen cay def samp yi poto ki lampe wala payoor gi moom da ngeen koy bàyyee maire bi. waaw payoor gi moom dañ koy bàyyee maire bi parce que moom laay wax sànq entretien waaye ñi amul poto ak lampe nag ñoom nu ngeen leen. waaw dañuy defar poto ak lampe ñun dañuy defar poto ak lampe bu ñu defee poto ak lampe nag comme dañu doon gunge mairie bi bu ñu ko defaree loolu ba pare dañ koy bàyyi nag ak moom parce que gunge nag ba mu yegg tamit bu ñu ko defaree lampe yi defar ko poto yi ba nga xam ne taal nañ ko fay gi moom payoor gi moom collectivité territoriale ñoo koy def mooy mairie yi ñoom ñoo koy def. mais mel na ni attanuñ ko ndax chaque jour ñu ami facture lu ñu fayul ñoom mairie ci wàllu lampe mbedd. waaye état mi ngi leen ci accompagner boobu ba tey te yaakaar naa am na zone yu bari yoo xamante ne nii lampe yaa ngi tàkk ba tey te état mu ngi leen di accompagner ci loolu. ñu fàttali ni yow gaa technicienne nga doo politique gaa waaye nekkoon nga conseiller Macky Sall ci wàllu infrastructure ñoom seen. politique go waaye lii ngay sonn nii yëpp du Macky tax di wala. xam nga da ngeen ni lay du ngeen politique waaye ni politique ci suuf itam. man li may def mooy li may wax politique du développement pour man dañ ma sas. te liñ ma sas mooy ma def loo xam ne amal na njariñ population yi te saa bu ma xëyee maa ngi ciy xëy di ci bëccëg di ci gont pour que sas bi ñu ma sas fépp fu ma dem population yi wan ma seen satisfaction yaakaar naa yàlla ñu ciy dimbali te ñu ngi ñaan yàlla mu gën ñu cee dimbali ba nga xamante ne nii li ñuy def amal njariñ population yi te ñu gis ko peut-être lenn laa bëggoon peut-être comme ñi ngi ci année fin d'année 2019 bi may bëgg a profiter occasion pour souhaiter Sénégalais yépp une bonne année 2019 di ñaan yàlla 2019 nekk année boo xam ne jàmm lay nekk ci Sénégal te mébét yi ñu mébét yépp ñu mën koo yeggale mu amal njariñ population. waaw ngeen yeggale seen chantier yi ngeen sumb tey jàmbat. incha allah seen phase yu njëkk yi banque africaine de développement moom leen ci àndaloon. bii ngeen waaj a sumb banque islamique de développement. ñaata lay doon phase 3 bi. alors phase 3 bi 84 milliards la mooy juróom-ñett fukki milliards ak ñeent. juróom-ñett fukki ak benn banque islamique de développement moo ko def ñetti milliards yi état du Sénégal. jërëjëf Astou Diokhané Sow ñu fàttali ni yow yaay coordinatrice Promoville di bànqaas bi nga xam ne ci AGEROUTE la bokk di ñu dénk wàllu liggéeyu tali ci Sénégal Promoville nag bu ma xoolee ñu fay liggéey bëri nay gone ak tombé la wala mébétu ki leen ko sas la. waaw mun naa mébétam la peut-être dafa am confiance ci jeunes yi ak ci jigéen ñi. parce que Sénégal damay wax jigéen ñi dañoo am jom peut-être du man waaye jigéen ñi may gis sama yaay yi dama leen di gis ñu xëy fajar nekk ci mbedd mi ci fajar gi donc jigéen ñi am nañ jom jox am te confiance ci ndaw ñi. jox leen seen chance ñu mën a wane li ñu mëne. jërëjëf yéen doog jàmm ba beneen.